asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen bëggee bu baax a baax voilà dañuy def benn vidéo rek pour rendre hommage ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Dia nekk PDG bu Sénico nekk koo xam ne dafa posé acte bu noble voilà mu nekk geste boo xamante ni dañ koy rafetlu ñun ñëpp ndax geste bu ko gën a rafet amul rafet na lool nga seq ak nit benn contentieux muy litige foncier ngeen dem tribunal bi ngeen demee tribunal. mu nekk ay 245 familles yoo xam ne dañuy occuper sa suuf xëy na keneen moo leen ko jaay wala dañoo ñëw fàkk dëkk comme li xew Mbourkat voilà bi ngeen demee tribunal nag après tribunal tranché ci sa faveur nga yëkkatiwaat terrain yooyu muy 245 terrain jox leen ko loolu lu rëy la defe naa ne ñëpp ko war a magnifier. ñëpp war a ñaanal Abdoulaye Dia parce que Sénégal dafa métti Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ni yàlla may nañu lépp daanaka potentiel yépp am na fa mais problème bi mooy manque d'organisation ak ay njiit yu baax parce que da ngay juddoo Sénégal yaroo fa di góorgóorlu di ñafe waaye 150 mètres carrés rek pour nga am ko c'est tout un problème da ngay gis koo xamante ni moom politique rek lay def. wala mu nekk ci yenn instance yi ci état bi su ko defee day am ay suuf yoo xam ne du ko sax jënd ki nga xam ne moom sénégalais lambda la moom pour mu am terrain lu nekk dina ko def pour am ko am na ñoo xam ne sax dund nañ ba dee te mosu ñoo am kër waaye nag su dee classe u Abdoulaye Dia yi ñëpp xam nañ ne ñoom ils sont partis de rien dañoo ñafe du politique moo leen may xaalis du connaissance wala branlon moo tax ñu am xaalis waaye ñëpp xam nañ jaar-jaaram il est parti de rien waaw jaar ci ay jënd di jaayaat dem Tamba yore fa table ubbi boutique dem ba mu yàgg mu ñëw Dakar ba créer entreprise bay defar ay meew ak ay chocolat ak lu ne waaw defe naa ne nag kooku suñ gisee mu yore alal dinañ xam ne kii dafa ñafe alalam bëri na ci nag ay morom waaye daal lu mu def daal ñu bëri war nañoo roy ci moom parce que Sénégal dafa am lu fa daan am bu njëkk ba ñun bu ñu gënee nekk xale dañoo gis ne Sénégal solidarité dafa amoon nit ñi dañu bëggante woon soppante di demlante di waxante lu baax di sàmm kóllëre waaye léegi dañu gis ne daal ci jamono ji ñu toll dañoo bëgg a dund comme occidentaux yi ni ñuy dundee maanaam chacun pour soi Dieu pour tous maanaam kenn ku nekk daal yow sa bopp ngay occupé te suñu yemoon ci loolu sax mu neex parce que occidentaux yi sax ñoom xëy nga dañuy yem ci loolu rek waaye kenn lijjantiwul kenn quoi kenn du toog di yàq nit wala di fexeel nit pour mu yàqule wala ngay sous-estimer nit mais ñun dañ ko boole dañ leen a roy ci loolu ba pare boole kaak yeneen jikko yu gën a bon mooy kenn ku nekk yéene woo sa morom lu baax am na ñoo xam ne bu ñu gisee nit sax muy progresser day mel ni sax bu ñu sañoon nit ki dafay dee day dee léegi ndax xol bu tàng te daanaka loolu daf kaa jarul parce que àdduna fii léppay jeex kullu man alayha fanin lu dul jeex amul te war nañ di sóoraale ne àdduna bii nii kenn dëkku fi quoi am na ñu fi njëkkoon a jaar ay millions yi année ñooñu dem nañ ba léegi nii ñu ngi suñ génération bii ñun te dañuy dem ñeneen ñëwaat pour nga gis ko fi dund lu ëpp téeméeri at su amee tamit c'est rare waaw kon pourquoi pas ñu bëggante soppante di jàppalante ba pare am kóllëre dafa baax Sénégal léegi da ngay gis koo xamante ni day ànd ak nit bi dara nekkutee dara mu jékki-jékki rek xaw a avancé tuuti rek am benn avancement bu ndaw rek jàmb nit ki jàpp ne daal kii nekkatul nawleem waratul ànd ak moom fàtte na ne sax li mu yor mën na xëy mu jeex soit dafay dee wala mu perte ko te booy génn àdduna dara du la topp terrain yi bëri yi nga fi am mooy suuf su bëri si moomoo ci dara moomoo ko ci parce que boo génnee àdduna du la topp dañ koy donn ci yow ñooñu tamit dañuy dem keneen donnaat ko ñu koy donnante di ko donn suuf si suufu yàlla la yàlla moom suuf si kenn ku nekk kër gi nga jël tabax ko moomoo ko de am na ñu fa dëkkoon ay junne at yi weesu te après ay junne at yi ñëw tamit ñeneen ñooy ñëwaat jël ko kon yow li nga am mooy sa jëf ju rafet yi nga xam ne moom moo lay topp ci sa bàmmeel booy dem te loolu dafa am solo lu ci mel ni kóllëre dafa baax ak dimbalante wa awfu bil ahdi inna al ahda kaana mas'uula
dimbalante tamit ak ragal yàlla c'est très important ànd te yàlla tax ah wa taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan loolu yëpp c'est très important mais Sénégal daal léegi daal nit ñi daal classe Ablaye Diagne daal xam naa ne raar nañ fa lool am na ñoo xamante ni yàlla dénk na leen lu bëri mais duñu jàpp sax ne am na ñoo xam ne ñu ngi soxla 150 mètres carrés te mënuñ kaa am duñ ko def sax ci seen bopp te gis naa keneen ku ko defoon yàlla na ko yàlla yërëm muy Aline Sow nekk patron CSE di papa Yérim Sow moom it def na ko ba tàyyi jël na ay mbokkam ak ñeneen ñoo xam ne ci entreprise am lañ nekkoon jël ay suuf may leen ñu tabax parce que kër mooy sutura gis nga doomi aadama lépp loo am te amoo kër rek amoo sutura parce que location dafa métti te yow boo nekkee locataire dafa mel ni borom kër gi yow moom ngay liggéeyal parce que 30 jours ba 30 jours nga ñëw fay ko war a jënd ravitaillement pour li ngeen di dundee vivre bi war a toppatoo sa xale yi soo amee soxna war ko toppatoo ah boo feebaree war a dem hôpital faju da ngay fay Sénégal voilà war a jënd ordonnance parce que dund ak feebar ñoo ànd ak yeneen soxla yoo xamante ni da nga koy am yooyu yëpp boo ko naree boole ak fay location dafa métti te état bi moo waroon na teg benn agence boo xamante ni dafay réguler wàllu location beeg yooyu noonu mais bon man gisuma dara lu organisé wu foofu noonu Sénégal amul benn secteur boo xam ne mën nga wax ne assainir nañ ko xam nga mu set wecc mais dara Sénégal daal moom lu neex waaye def la quoi voilà lépp dañ ko bàyyi noonu rek voilà organiser wuñ dara te loolu yëpp état bi moom mooy responsable bi. da ngay gis ñoo xamante ni Dakar lañ nekk yore seen ay kër di exagérer ci location bi di louer nit ñi nu mu leen neexee Macky Sall bi muy soog a ñëw waxoon na dana ci jël ay mesures ba jëloon ci sax ay mesures mais mujjul fenn amul benn suivi parce que borom kër yi nee nañ ñoo moom seen kër nu leen neex lañ koy louer parce que ñoo ko tabaxal seen bopp kon état bi waroon na prévoir sax ay logements sociaux comme ay HLM ah mooy habitation à loyer modéré xam nga xamante ni ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw sax ñoom dinañ mën a dëkk ci kër te duñ fay lu cher c'est très important organisation la rek xam nga mais Dakar tey ñu bëri ñu ngi coow location bu cher bi gars yi dañuy exagérer da ngay gis ay koo xamante ni dafay louer benn néeg rek ay 80 000 ci yenn quartier Dakar yi ñii di louer ay chambre salle de bain ay 100 000 francs xam nga te ndox du ci bokk courant du ci bokk ngay fayal sa bopp ndox di fayal sa bopp courant appartement moom kenn waxatu ko xam nga appartement dafay cher da ngay gis ñoo xam ne dañuy fay ay appartement ay 300 000 ñii di fay appartement ay 500 000 mais kuy fay appartement 500 000 wala di fay appartement ay 300 000 loolu imaginel boo ko jëloon di ko dajale mais loolu boo ko defee 5 ans di nga mën a jënd kër 300 000 ba 5 ans wala 500 000 ba 5 ans nga boole kaag di dund ah ak yeneen dépenses yi ngay am pour sa bopp su fekkee da nga yore oto nga ciy def essence ah mais loolu dafa métti am na ñoo xam ne sax dañuy fayal seen doom yi ñuy jàng ah parce que école publique bi baaxul gisuñ seen bopp ci école publique bi dañoo gis seen bopp ci école privée yi parce que école publique bi grève kase la xam nga soxna si di am ay soxla moom it su fekkee ne liggéeyut nga ko koy fajal ah ak yeneen yi soxla xam nga loolu tamit dafa métti loolu yëpp état bu bon la ak manque d'organisation rek ak ñàkk yërmande ci peuple bu ñu jiite. li dal waa Thiès yi Mbourkat dafa nekk loo xamante ni lu métti la parce que tey yow naka ngay nekkee état am ay nit ñoo xamante ni ñëw nañ occuper benn suuf boo xamante ni forêt classée la ñu ñëw ba tabax fa te yow yëgoo ko mais nga bàyyi leen ñuy taqale jigéen ñi di jaay ñi dem def ay prêt bancaire ñi bokk ay natt am na sax ku ci wax ne moom jëkkëram dafa génn àdduna xam nga mu yore njaboot te bëggul taxawaalu ji mu taqale tabax te président de la république bi moom moo ñëwoon na leen seen terrain yi dinaa ko régulariser ba ngeen mën kaa tabax
bañ am yaakaar ba commencé tabax na comme c'est une promesse du président de la république ñun am nañ yaakaar ñu bàyyi leen ñuy tabax di tabax ba foog na ñoo ci nekk ñu ñëw waa Descos ñëw ànd ak préfet bi ñëw daane seen ay kër comme ñoom dégg nañ discours du président bi te ñii tabax nañ ba pare seetaan nañ leen bañ tabax ba pare mais avant ñuy daane ay kër mais pour man waroon nañoo mën a toog waxtaan xool nan la ñuy def trouver terrain d'entente xam nga mais yeewu rek un bon jour jël sa ay caterpillar ñëw daane ay këru jàmbur te ñooñu ay baadoola lañ ñaata ministre ñaata directeur généraux ñoom ñoo ñëw jël ay suuf yoo xamante ni ñu ko amee nu yomb la suufu aéroport ba la dégg naa ñu ngi koy commencé di ko dagg di ko séddoo ñoom neen seen biir gis nga 13 Faye bi muy am ak gardien boobu noonu si kii bi nu mu tuddati sax Sen'Eau bi nekk Nord Foire 13 Faye bi muy am ak gardien boobu noonu problème ba yóbbu ko gendarmerie Foire dafa ñëwoon pour def demande pour ndox pour këram gi nekk foofu noonu ci aéroport ba déjà ñoom séddoo nañ aéroport bi ba pare ñoom yi neen seen biir ñoom rek ngay dégg na ñoom ñoo ci am mais doo dégg benn baadoola bu ne am na ci kenn xalaatu ko Foire ba la même chose bi fi Ablaye Wade nekkee bi mu ko tojee waa PDS yi ak ñu nekkoon ci gouvernement bi à l'époque ñoom ñoo ko séddoo ñu dagg ci may seen ay xarit ak seen ay partisans xam nga léegi nag baadoole yi ñoom ñooy toog ñoom duñ mën a am kër xam nga te pourtant kenn ku nekk mënoon nga am kër Sénégal bu ñu organisé woon affaire bi di ko jaarale ci yoon mais ñi nekk ci kaw rek toujours ak ñi am tur mën a lijjanti mën a yéeg mën a wàcc ñoom ñooy am ay kër bu ñu dee seen njaboot gi donn ko ñoom it continuer ñooñu dee ñeneen donnaat ñii di dagg di jaay ay suuf yoo xamante ni suufu Sénégal la moomuñ ko mais loolu dafa ñaaw moo tax war nañoo organiser waat Sénégal te Sénégal nag pour ñu organiser waat ko il faut ñun ñu bëgg ko ñun waa Sénégal ne Sénégal réew mi bëgg nañ mu baax tànn ay njiit yoo xamante ni ay njiit yu am valeur lañ ñu baax ñu am lu ñuy jomb su ko defee ñu ñëw jiite Sénégal ñu ragal yàlla jaarale mbiri ci yoon kenn ku nekk li nga war a jot nga jot ci mais dëkk ci réew mënoo am liggéey mënoo jàng bu baax boo feebaree doo faju ñu exploiter sa ay ressources minières te yow doo xam fan lay jaar benn bande d'association de malfaiteurs ñoo nekk ci kaw di séddoo réew mi ku bokkul ci ñoom rek yow doo jot sa wàll mel ni réew mi moom benn nag la boo xam ne dañ ko jël di ko tong-tong mais loolu dafa ñaaw ci Sénégal encore une fois daal fu may jeexalee mooy Abdoulaye Dia geste bi nga def c'est un geste très noble ñu ngi lay ñaanal yàlla waaye nag soo ko defee duñu bett parce que nit ku baax nga nitu daara nga te yaa ngi organiser loo xamante ni ñu bëri Sénégal mënoon nañ ko def te defuñ ko am na ñuy oote woo ay sëriñ te defuñ ko seen sëriñ gi yëpp di récupérer àddiyee nit ñi la tëdd di nelaw tabax ay kër yu rafet di war ay oto yu rafet duñ lal darsi di jàngale te sëriñ dafa war a jàng di jàngale loolu mooy rôlu sëriñ am ay tool di bay mais loolu am na ñu bëri ñoo xamante ni ñu ngi wuyoo sëriñ te léegi defatuñ ko Sénégal te bu njëkk ba mag ñi noonu lañ daan def ñi taxawal këru diine yi am na nag ñoo xam ne fi mag ñi tegoon seen tànk ñu ngi fa teg seen tànk ba léegi te ñooñu mënoon nañ di def li Ablaye Dia ñii di def initier ko di ci def yu bëri mais ñi ko ciy def bëriwuñ am na nag ñu koy def du ma jël ñëpp mettre leen dans le même sac mais Ablaye Dia dafay organiser concours alxuraan sponsorisé ko di ci teg ay millions kon déjà kooku mu ngi def la promotion du Saint Coran loolu c'est très important en tant que jullit en tant que ku nekk ci réewu jullit moo tax nag acte bu fort bii nii mu def ak acte bu noble bii mu def mënul bett kenn parce que suñu xoolee concours bi nga xam ne mu ngi koy organiser dinañ xam ne kii nit ku baax la te ku bëgg diine la te ku bëgg diine da ngay am yërmande bañ na ko ba si turu yàlla yi sax ar-rahmaani rahim moo ci nekk koo xamante ni dafay xéewalal nit ñi fii nii ci àdduna ba pare di xéewalal nit ñi ci àllaaxira di leen yërëm te kooku képp ku ko gëm rek dafa war a feeñ ci sa ay jëf c'est très important Ablaye Dia ñu ngi lay ñaanal yàlla di wax
sa moromu milliardaire yi nekk Sénégal ñu roy ci yow di dimbale nit ñi. Sénégal bari na ay néew di doole, nañ jël ci seen alal yi di dimbale nit ñi, loolu dafa am solo. xus min amwalihim sadaqa, loolu la yàlla wax, c'est très important. jël leen ci seen alal ngeen saraxe ci, ndax innama sadaqaat li fuqaraa wal masakin. booy saraxe nag na nga ko jox ñi nga xam ne ñooy faqiir yi ak miskin yi, ñi nga xam ne dañoo ñàkk bu yem, ak ñi nga xam ne dañoo ñàkk maanaam extrême pauvreté, ñi nga xam ne dañoo pauvre nii rek, ak ñi nga xam ne dañoo pauvreté bu extrême. waaw donc loolu lu jar a bàyyi xel la, te loolu bëri na Sénégal am pagay. am na ñoo xam ne bu ñu xëyee, bu ñu ndékkee du ñu añ, bu ñu añee du ñu reer. extrême pauvreté moo nekk Sénégal, te ñi leen appauvrir ñëpp mooy nguur gu bon rek. nguur goo xam ne du jaarale mbiri ci yoon, du jaarale mbiri mukk ci yoon. mbir yi dafay demee côté. alal ji nga xam ne Sénégal yëpp ñoo ko moom bokk ko, ñoom la ñuy jël ñoom mooy ñi ma doon wax bande d'association de malfaiteurs, ñoom ñooy nekk ñoom di séddoo mbir mi ñoom seen biir. ñooñu neen keneen bokkul, te pourtant mbir mi buñ ko organiser woon jaarale ko ci yoon. Sénégal c'est un petit pays ba pare riche, lépp luy tax nit di développer yàlla may nañu ko. benn rek suñ ko ci amoon mën nañ cee dund, ku nekk di dund gu teey te doo sonn, muy pétrole wala mu mayoon ñu gaz kase wala suuf kase pour bay, ñu am volonté pour bay. am na réew yoo xam ne dem nañ ci seen yoon ci bay rek, te pourtant réew yooyu ku ci mel ni ay Espagne ak yooyu ñun ay montagne lañ amuñ sax suuf su tàlli. moo tax bu ñu ñëwee Sénégal ñoom dañuy sax waaru quoi, dañ ne ñii suuf su tàlli su nangu si nii nga xam ne am na ay fruits yi ak ay légumes yu bëri yoo xamante ni ñoom ñu ngi koy bay fii nii te mën nañ ko bay Sénégal. finalement sax dañuy mujj ñëw Sénégal louer ay terre wala ñu dem ci état bi ñu octroyer leen ay terre, su ko defee ñoom ñu koy bay di ko defaat ci ay conteneurs di ko yóbbuwaat Europe di ko jaayaat foofu noonu. te pourtant ñun ñu ngi ci biir dëkk ba, organisation rek moo ñu manqué ak volonté. suñ ko amoon mën nañ di bay di dundee, autosuffisance alimentaire, di bàyyil suñ bopp ceeb dootuñu importer ci ceeb, di bàyyil suñu bopp ay légumes di bàyyil suñu bopp lépp, ay fruits mën nañ ko di bàyyi. parce que Sénégal côté boo dem ci Sénégal suuf si am na lum nangu loo xamante ni soo demee ci yeneen réew nanguwu ko. kon loolu lu fort la. kon yàlla ñun desalatuñu dara. ñu am géej 700 kilomètres de côte am or, am zircon, am fer, pétrole, gaz, xorom rek laa leen wax richesse la. xorom rek am nañ ko, parce que am na dëkk yu ko amul, te xorom dafa bëri njëriñ. ñu bëri ñu ngi foog ne xorom ñëw rek pour togg rek la. xorom lu bëri la man. am na xorom yoo xamante ni tey jii neige bi bu bëree ba bëri ci aéroport yeeg yooyu wala yenn dëkk yi so lañ koy sotti pour mu seeyal neige bi. am na ay filtre à eau yoo xamante ni dafay am sel, mooy purifier ndox mi ak yeneen. xorom dafa bëri njëriñ, te pourtant am na ay régions yoo xam ne ci Sénégal xorom kase la te mënoon nañ ko exploiter. Fatick, Kaolack, foofu yëpp xorom kase la. mais boo demee benn usine xorom moo fa am, mooy Salé, Kaolack la nekk, te benn tubaab moo ko moom. tey jii milliardaires yi nekk Kaolack tey jii mënoon nañu investir ci benn usine xorom, wala état bi investir ci ay usine xorom. su ko defee dina créer ay emploi, xale yi di xëy di am fu ñuy liggéey ji, di am si lu ñuy jàpp, ba pare nag ñu koy exporter di ko yóbbu Europe di ko jaay, parce que dañ koy soxla. même sous région bi ñu dendal ñoom amuñu xorom. ay Mali dafa cher, ay Burkina Faso ba Niger, ñooñu rek mën nañ di leen jaay xorom. c'est très important. affaire bi volonté la rek. gis nga nekk ay président wala nekk ministre jiite réew laajul ay jàng-jàng yu sori. affaire bi xel la rek, am volonté. yàlla may na la li nga xamante ni moo tax nga mën a développer. yow nekkal nit koo xam ne tu es de bonne foi, am honnêteté, ba pare am volonté pour liggéeyal sa réew. parce que ñun lu ñu am ci suñ suuf si tubaab bi amuñ ko, te pourtant ñoom organiser nañ ba dem nañ seen yoon. secteur yëpp lañ organiser. waaw
kon daal nañ bàyyi xel bu baax a baax te xam ne Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk waaw bu baaxee ñun la baaxal bu bonee ñun la bonal xam nga tey xale yi dem bay dugg ay gaal di dee ci yoon bi seen waajur yi di ñàkk ci lépp ñu ne dañoo bëgg a dimbale seen waajur tey bu ñu amoon ci luñ jàpp seen dëkk la ñuy toog ah tey jii ku sañoon doon dem def di immigré ji immigration dafa métti lu nekk di nga ko dund di nga dund racisme ah sa culture dina la manqué sa famille manqué la mais ñàkk pexe moo tax ñu bëri di ko def ah waxuma la dara rek waaye pour nga toog ci dëkk ba rek kayit ga ngay am pour toog fa rek c'est tout un problème pour nga am ko même boo ko amee renouvellement bi condition yeeg yooyu dafay métti chaque jour dañ lay traité na yow étranger nga yaa ñëw ci seen dëkk bi doo dégg mukk lu la neex ah loolu nag nga toogoon sa dëkk am sa liggéey am looy suturloo di ñafe ah mu bëri ak mu néew mais yow amal nécessité de quoi vivre am loo mën a dundee rek xam nga mën a am kër ah man di joxe dépense loolu mooy nécessité bi loolu rek mooy àdduna loolu rek mooy àdduna organiser ko ba kenn ku nekk bu weer dee même boo liggéeyul sax dina am loo xam ne di nga ko mën a jot ñu lay dimbale mu nekk ay aide comme lu mel ni ay RSA revenu solidarité active ah di fay chômage yooyu yëpp organisation la mën nañ ko tubaab yi koy def amul benn richesse amul benn ressource bu nekk ci seen suuf bu leen di jox xaalis bu ñu mën a defee loolu mais organisation la kenn ku nekk ñu déclarer la nga jéem a dem déclarer li ngay am par weer di fay impôt xam nga organiser lépp volonté la rek mën na nekk c'est possible man dama gëm ne mën na nekk mais buñ toog mug naan non Sénégal du dem loolu ay wax la rek loolu ay wax la bu ñu amee volonté bi gëm ko bëgg il faut ñu bëgg ko mooy volonté bi te loolu il faut nga nekk un vrai patriote bëgg sa réew pour mën ko réussir ba pare nag peuple bi ànd ci ak yow waaw kon daal ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla jox ñu Ousmane Sonko ci 2024 bi parce que am nañ ci moom yaakaar ah dañoo am droit am gis nit am ci moom yaakaar ah am nañ ci moom yaakaar ne bu ñëwee changement dina am dina ubbi yoon bi pour ñeneen ñu ñëw topp ci ay trasam topp ci ay paayam pour Sénégal mën a jëm ci kanam encore une fois merci à Abdoulaye Dia ñu ngi lay ñaanal yàlla gudd fan ak wér gu yaram yàlla barkeel la barkeel sa njaboot te musal la ci cat